أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم بوكي سنغال السلام عليكم بوكي presqu'île du Cap-Vert السلام عليكم بوكي lébu yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ax ñu ngi tey fii ci Ngor ànd ak Wakam ak Yoff di yéeki kàddu askanu lébu te ku xam askanu lébu xam ne kàddoom kay def ko teg ci kilifteef la ñuy wax rek a topp mag doom topp bàyyi pour wane ne saa yu yéekee suñu kàddu yéeki suñu tànk dañ koy def ci kilifteef kilifteef gi ñu yéeki tey mooy ci turu communauté lébu bi nga xamee ne le grand serigne de Dakar El Hadji Abdoulaye Matar Diop vice-président à l'Assemblée nationale moo ko jiite depuis son avènement la jox le saltige Mamadou Mbeng Baye Bay de bu Yoff jox ko ndigal pour mu parcourir la presqu'île du Cap-Vert dajale mbokk yi góor jigéen mag ak ndaw pour ñu def wenn say pourquoi wenn say parce que dañu bokk ci biir ak ci biti mooy ndono lii nga xamante suñuy waajur yi moom la ñu bàyyil te ñu leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla xare àjjana ndono loolu daal la ñuy fexe mu bañ a réer mooy ndono loo xamante ne dañu ko war a sàmm ci biir askan wi sàmm ko mooy dox ko jëfe ko waxe ko ngir lii ñu bokk bés bu ñu dajee ak suñu bokki réew bokki Sénégal ñu xam ne réew mi ñëpp ko bokk la koy tabaxee mooy ñuy boole suñuy xol ak suñuy xalaat ak suñuy pexe pour que ñu participer ci li nga xamante mooy développer réew mi loolu day fukki at a ngi ñu koy dox du ñu mën a lim yëpp waaye sañ nañ ci jël ay ponk yu am solo ponk yi am solo mooy lii nga xamante ni fa tabarakallah subhanahu wa tabaraka wa taala mooy ubbi jafe-jafe yëpp mooy ñaan ci suñu borom subhanahu wa tabaraka wa taala loolu kay moo waraloon keroog ba ñu dajee Yoff ci ndigalu kilifa yu tedd yu yiiw ñu war a jàng juróom-ñaar fukki kaamil di alquran al karim ak yaasin alquran al hakim ñu jot ci ndigal jaar ko fa ñu ko war a jaar mooy dem ci imam ratib bu laayeen imam Maktar Laay mu joxe ci ndigal ànd ak li imam Mohamed Ndoy bu Yoff ànd idam ak imam Badou Diagne bu Wakam ak imam El Hadji Seyni Ndoy bu Ngor ci la ñu dajaloo woon imaamu Cap-Vert yëpp ñu jàng alquran al karim ñaanal réew mi ñaanal askan wi ñaanal suñu njaboot ba ñu fa jógee wax dëgg yàlla am itte dajale la bëgg yëpp ci la ñu demoon yéen def fa daje bu rëy ba ci la maire góor gi siis ànd ak waa Jalaw ak bokk yëpp ñu dellu si am nas ak niser bu rëy boo xam ne fañ ko war a mën a mottalee mooy ba ñu fa jógee Ngor Wakaam Yoff ñu koy wax tànk ndax fa la tànk yem mooy koñ bii nga xamante ne moo gën a saw ci réew mi mooy koñ bi nga xam ne Sénégal ci lay noowee te ëpp fi jàmm ngoon bu ñu amee xew-xew bu rëy ci la ñu toog waxtaan ñu ne xew-xew bii kay wax dëgg yàlla ci ku ñu ko war a mën a dénk déjee ko ku mu pare ne ko xel yëpp dafa dem ci sang ba suñu sang ba Mouhamed Seyni Gueye xalifatulaay fil ard yàlla na yàlla yokk leeram ba xalaat ba jubee ñëpp a dëppoo ci te lañu seeti xalifaam bu tedd bi muy Mouhamed Nabi Gueye waxtaane ko mu rafetlu ko ak i bokkam yëpp ba ñu war a jàpp incha allah le 12 ñu war a daje boobu sur ci géeju Wakam à la mosquée de la divinité mu mel ni que tey bii ñu ñëw ba ma tàggoo imaamu ratib bu Ngor di tafsir Youssou Ndoye wax ko ne day dañu war a daje mosquée de la divinité ci lébu gi dafa am jafe-jafe daf ma wax ne loolu warul mën a ñàkk ndax mbokk alalu yàlla la alalu yàlla nag boo ko bëggee faj da ngay dem ci néegu yàlla bu tedd ba moo tax fa la ñuy daje ak suñuy bokk suñuy bokk yi lébu gi yëpp derrière le grand imam de Dakar Alioune Moussa Samb ak imaamu presqu'île du Cap-Vert yëpp incha allah fa la ñuy daje dans une journée pleine boo xamee ne bu ñu xëyee incha allah dañuy yendu foofu fa la ñuy añee bu ñu añee ba pare julli tisbaar suñ jullee tisbaar bu pare ñu ànd ak njaboot gi
départ béye converger jëm vers la mosquée de la divinité lu mel ne nu kay ku ko yëkki da ngay xam nga yëkki nga lu rëy waaye du rëy ndax lébu moom njaaxaanaay la tëddee lébu mooy mbokkam yépp lu mu yëkki war na mën a oyof ngir da ciy boole communauté yi yëpp ndax communauté yi yëpp la amal jàmm te ndigal loolu la xalifa bi joxe ne kay manifestation bi ne wuyu turu mosquée de la divinité dafa jaboote ñëpp jaboote jaamu yàlla yi jaboote julli ci yàlla yëpp ngoon kay mbir mi du diis itam ndax yaakaar nañu si suñu bopp waaye yaakaar nañu si suñuy maire de suñuy doom yoo xam ne ñoo séq tànk yi ñu ko commencé muy vraiment le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale di maire Yoff taxaw na si jàpp na ci wax dëgg yàlla def na ki itey boppam fa zalika le maire de Wakam Samba Bathily Diallo dana recevoir comité bi am ci taxawaay na kazalika itam le maire de Ngor Amadou Gueye ñoom ñëpp def nañ ci mbir mi seen bopp ba loolu wéye itam dañuy ànd ak suñuy doomi doom ñii nangoo uyu nangu ñuy jàppale wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant du leen di gërëm bu loolu lépp wéyee gannaaw le comité de pilotage bi nga xam ne saltige moo koy jiite am nañu sargal itam ci mouvement pays ku ne xam na taxawaayam ak seen président Aliou Diagne Dramé seen président wax dëgg yàlla du ñu bàyyi itam ak APEXI du ñu bàyyi itam ak Ngor Debout mooy kuréelu association yi xam ne ñoo ŋànk ñetti dëkk yi muy appel bu rëy boo xam ne dañu fi oo góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp incha allah le 12 manifestation tànkal yi oo nañ ci jaraaf yëpp bàyyiwuñu kenn oo nañ ci saltige yëpp bàyyiwuñu kenn oo nañ ci jàmbur yëpp bàyyiwuñu kenn oo nañ ci frais yëpp bàyyiwuñu kenn oo nañ ci ndey ji réew yëpp bàyyiwuñu kenn oo nañ ci vraiment fara yeeg tànk yeeg ñoom ñëpp képp ku am doom bu tànk oo nañu leen waaye ba ñu jàllee ba ci néegi Dakar ànd ak le grand serigne de Dakar oo les 12 penc de Dakar ànd vraiment ak suñu communauté étrangère yuy dund ci réew mi ñu xam ne lébu dafa ubbeeku wax dëgg ya ubbeeku dem na ba ñuy dëkkandoo muy de nationalité différente ak ethnie yëpp dañ leen ci associé incha allah ñu ngi dem vers une journée de communion noonu la ñu ko tuddee journée de changer lii ko wane tey kay mooy ay kilifa nekk si suma gannaaw yéen ñëpp xàmmee ngeen leen mën nañu tuddee ñëpp waaye ku leen gis xam ne dañuy dem vers une journée de communion boo xam ne baat bi benn lay doon xol yi benn lay doon jëmm yi benn lay doon moo tax ñu préféré kaddu gi def ko benn pour commencer benn bi léegi xam ne jële buy dañu jëm vers une convergence dañuy jëm vers unité de leur force un engagement fort boo xamee ne te la ñuy appeler tout le monde ñu xam ne vraiment réew mi la presqu'île du Cap-Vert gën a xat ci Ndakaaru 0,3% de la superficie nationale ëpp fi ay nit ëpp fi jàmm teranga tax kon jërëjëf suñu bokk lébu yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ndokkeel encore une fois sang bi Mohamed Nabi Guèye ci ouverture am ci clairvoyance am ci esprit waaye noonu la war a mën a demee wax dëgg yàlla sang bi Mohamed Seyni Guèye kenn du ko jàngale c'est une référence c'est un homme multidimensionnel c'est un trait d'union boo xamee ne dafa nekk diggante démb ak tey c'est un intellectuel un cadre de l'école française en passant par l'école coranique ci la defaree xol yi teg leen ci njub teg leen ci ak selleté ak jubal goo xamante ne mooy fondamentaux yi xamante ne suñu bëggee développer foofu la ñuy dellu c'est suñu valeur ñu koy di ko ziar ci lu bëree bëri dans cette tournée incha allah la ñu programmé wax nañ ko ci njëlbéen lépp lu ñuy def dañ ci am ndigal en passant par imam Maktar Laye wax dëgg yàlla kenn ku nekk xam ne digganteem ak saltige ak Mamadou Laye incha allah bu ñu demee ba def suñu tournée loolu waxoon nañu ko sang ji nañu ñëwee fii incha allah nañuy demee yow fa la ñu ko ubbee woon fa la ñu koy tëjee incha allah door fa jóge dem vers la grande journée li ci des mooy on appelle aux décideurs on appelle aux autorités xam ne journée bi seen journée la c'est une journée de communion boo xam ne mooy defar réew mi ku ko bëgg a defal da ngay composer ak ña nga xamante ne ñooy les autochtones yor base bi yor socle bi nga xam ne mooy indi jàmm baatu jàmm yooyu la ñu oo autorités yi ci la ñu monsieur le président de la république autorités yi nekk ci réew mi yëpp
xam ne journée bi journée Sénégal la journée Afrique la journée historique la ñu ngi dellu di sant yàlla di wax ne le 12 juin la incha allah à la baie de Ouakam à la grande mosquée de la divinité ci béréb bu sell ba te la ñuy ñaan suñu borom ñaan jàmm ci réew mi ci la ñuy encore une fois ñaan Covid bi suñu borom teggi ko définitivement ci réew mi yàlla defal ñu jàmm mesures ya ca war yëpp danañ ko jël en rapport ak le ministère de la santé pour que li ñu war a jël yëpp ci taxawaay ci la ñuy taxawee te danañ ci accompagner pour que mandarga boobu ñu biral ke ci bokk yi sant la ñuy terminer rek mooy wax dëgg yàlla gërëm gannaaw gu ñu gërëmee bokk yëpp di gërëm suñu doom yi ñu may opportunité bi ñu war a woon a filmer fii fi mu nekk télévision Ouakam a ngi fi télévision Ngor a ngi fi télévision Yoff a ngi fi te suñuy doom lañu ñoo andi seen contribution ak seen taxawaay ñu fas yéene ànd ak ñoom encore une fois ñuy gërëm suñu kilifa yëpp di gërëm la grande vision du Grand Serigne de Dakar il fallait nga am une vision boo xam ne dafay fédérer nit ñi donc un appel est lancé à tout le monde salaam jërëjëf ba nga waxee ne oote bi dafa war a uyu le cadre de la mosquée divine mooy oo nañu ndombi tànk ñëpp la ñu oo message boobu la ñu jot c'est le Grand Serigne de Dakar ci la ñu jot ci sang bi oo nañu notable yëpp góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi ñaan bokk yi képp ku ñuy seetaan nga julli ci Seydil Wujud julli ci sang bu tedd bi ñu ñaanal bokk yi ñaanal communauté yi ñaanal suñuy maam ñaanal magi Sénégal le Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def déggoo yàlla na fi yàlla def sutura yàlla na yàlla dàqal fitna yàlla dañuy defal sutura ñu xam ne c'est une famille boo xam ne dañu ko war a boole wax dëgg yàlla ñoo jaboote yëpp lébu gi kenn mënu ko natt ci sant lébu gi dañuy une ouverture yoo xamante ne sant yëpp nga ci biir wax dëgg yàlla gàcce ngaalama suñu maam yi c'est ça le Sénégal ce beau pays tant chanté yàlla nañu yàlla defal sutura salli àla Muhammad sant nañu leen gërëm nañu leen ñaanal leen yàlla ba may terminer rek mooy gërëm la saltige Mamadou Mbengue il est jeune certes raka topp ma dompaay doom topp bay waaye le grand Serigne moo ko jox cette lourde mission charge bi mu koy jox doxal ci ni mu gën a rafete ni mu gën a wére teg ko ci dëgg ak sutura ak ouverture yàlla na ko yàlla defal jàmm